candidature ci présidentielle yi ñu dëgmal dalal la suñu émission Style et Vie ñu ngi lay nuyu. Yande maa ngi leen di fay di leen nuyu di nuyu askan wi yëpp di siyaare di sargal di jox wàccuwaay. professeur Amsatou Sow Sidibé nga bokk ci pionnière yi nga xam ni ñoo njëkk a nekk candidate à la présidentielle ci Sénégal bi yoon également nga déposé waa sa candidature à la candidature lan ngay yëg en tant que jigéen. Yande li may yëg moo di ni jigéen daf ci bokk war cee bokk ñu war a fexe ba mu bokk ci muy loo xam ni ñu ngi ko tibbee ci suñu boroom moom moo jël jigéen teg ko ci wetu góor ñu war a defar société bi suñu boroom wekk lool jigéen jox ko wàccuwaayam jox ko palaasam ne ko nag dangay bokk kon bokk tey boo gisee jigéen ñi di dugal seen bopp ci mbir yi c'est que wareef la famille bi ci boppam daf ko soxla koñ bi daf ko soxla société bi yëpp soxla ko mag ñi soxla ko xaleel yi soxla ko borom kër yi soxla ko ñëpp soxla ko kon boog sama yëg-yëg moo di ni ñu ngi def suñu warugar ñun jigéen ñi ndax dañ ñu sas ñu war ci ànd ak jom def ko kon boog noonu laa ko gisee 2012 dama gisoon ni jigéen mësul woon dugg ci arène politique bi pour ne day nekk candidat élection donc dañu ne woon dañuy dugg 2012 ñu dugg ubbi bunt bi pour jigéen ñi ñeme nekk candidat parce que ñemewuñu ko woon ñeme nekk candidat def nañ ko nag gis nañu ni jigéen ñi commencé nañ ci sawar ñu ngi ci bay seen waar kon boog sant suñu borom te xam ni wareef la bu ñu ko deful wàcc nañu suñu ànd. waaye mu mel ni ñeme boobu nga wax dese na ba léegi parce que bu ñu xoolee bu ñu defee rapport bi entre góor ñi nekk candidat ak jigéen ñi nekk candidat dafay des ba léegi nii mu nekk nii jigéen ñi nekk candidat à la candidature déjà bariwuñu te conseil constitutionnel waxagul son dernier mot ndax Amsatou Sow Sidibé mu ngi nourrir benn optimisme pour nekk candidat à la présidentielle moom ak yeneen jigéenam ñi yeneen moromu jigéen ñi nam ñi nekk candidat à la dañu am yéene bi lool sax te yéene bi bu ñu ko amee c'est que du pour rek puukare déedéet du pour puukare waaye dañu war a jàppale suñu askan defe naa ni jot na jigéen jël pouvoir bi au Sénégal ndax Sénégal jaar ci ay raay yu normal ndax gis nañu ni Sénégal day dellu ginnaaw ci poñ yu bare ci àq ak yelleef ci yërmande ci naka la ñuy téye suñu koom-koom ba nga xam ni ñëpp daañ ci mën a békk surtout xale yi surtout jeunesse bi parce que jeunesse bi tey jaaxle nañu dañu nekk ci njàqare ba nga xam ni dañuy préférer jël ay gaal dem ca géej ga xam ni géej gi mën na leen a lor ba pare jeunesse bi jaaxle lool ndax njàngam sax kenn toppatootu ko mais jigéen ñi loolu mën nañ ko redresser gis nga fu mel na Libéria dëkk bi dañoo xeex jamante paaka reyante bañante ba Libéria daanu carrément mais ba fa jigéen ñëwee madame Ellen Johnson Sirleaf defaraat ko ñawaat ko defar ko ba mu jekk gis ngeen li Libéria mel léegi alors Sénégal dañu toll ci loolu tey. mais question bi ñuy posé mooy xëy na la nekk Libéria nekkul Sénégal parce que nag dafa mel ni dafa am
benn tradition boo xam ne dañu xaw a delloo jigéen gannaaw trop fu mel ni réew mi parewul pour jiital jigéen. mais jigéen réew mi mooy perte réew mi mooy perte suñu borom nee na leen teg leen jigéen fa mu war a nekk maanaam di lijjanti di defar parce que boo demee ci dëkk yi nga xam ne dëkk cosaanu l'islam lañu mais seet leen jigéen yi soxna Khadija soxna Xajara dañ koy fàtte mais soxna Xajara mooy kan mooy jigéen jooju nga xam ne dafa am liir donc doom amul ndox mu ko may pour mu naan muy jaabante di dem ak a dellu si waaru lool téye doomam ji amul ndox mu ko jox ba suñu borom bëtt zam-zam muy naan ba nga xam ne jigéen ji loolu ma doon def daw fële dellu si fii daw wuti ndox loolu mooy safa wa marwa kuy dem màkka umra wala aj soo deful safa wa marwa amoo umra amoo aj loolu symbole la xoolal yaay ji téye doomam di rey boppam pour doom ji dund pour doom ji tekki mais loolu symbole la pays bu mel nii nga xam ni dafa bare jullit dañ ko war a di wax chrétiens yi am nañu soxna Mariama ñu mën cee wax mais man bëgg naa ñu génne parce que comme ñuy dem Màkka bare nañu ñuy génne exemple Safa wa Marwa ak soxna Xajara jigéen dafa am solo ci mbirum aar askan te aar askan fànn yi dañu bare jàng baa ngi ci wérgu yaram a ngi ci liggéey baa ngi ci sécurité baa ngi ci lépp a ngi ci ressources yi ñu suñu borom may yëpp a ngi ci xoolal ndoxum zam-zam léegi fa mu toll dañ ko defar ba mu baax kon ba jigéen dafa am solo te loolu moo tax ñu war a xeex ndax Sénégal jëm kanam Sénégal day dellu ginnaaw actuellement. mais est-ce que loolu pour mu mën a nekk du laaj jigéen ñëpp suuf ci seen loxo ndax est-ce que Amsatou Sow professeur Amsatou Sow Sidibé mu ngi sentir soutien yeneen nawle jigéenam yi. waaw sentir naa ko ci parrainage bi am na jigéen yu bare yoo xam ne dañ lay signer ndax nee nañu il faut ñu essayer jigéen ci réew mi kon ba jigéen ñi ñu ngi am conscience de loolu affaire prise de conscience la xam nga ni ñuy yaree jigéen ne ko tekki woo dara ndax noonu la ñuy teg jigéen ci ginnaaw jigéen tëju jigéen di togg ak di fobee rek di fóot lu baax la waaye ku yaakaar ni loolu rek mooy njariñu jigéen mais yaa ngi def fausse route yaa ngi juum kon bokk jigéen yi de plus en plus ñu ngi koy xam waaye dafa des alors li ma bëgg souligner mooy te ma xam ni lu positif la dootul yàgg jigéen dina occuper place ba mu war a occuper ndax imam yi ñoom dañ ci am conscience da ngay gis imam yu la parrainé te xam nga ba bërk dem mooy njaay lool kenn mënu ko woon a imaginer donc ay autorités religieuses yu lay parrainé ci côté jàngu bi église bi ñoom i tamit da nga ciy gis ñu la parrainé kon boog yaakaar naa ni esprit dina changer ba nga xam ne dinañu xam place su jigéen lan moo tax suñu borom jël góor teg ko ci wetu jigéen jël jigéen teg ko ci wetu góor ndax dañu ne sax sër benn loxo mënu ko takk te jigéen xam-xam bi suñu borom may góor moom la ko may ba pare may ko nag benn yëg-yëg boo xam ni luñ ciy dolli la xam nga lu tax yëg-yëg bi c'est que jigéen mooy ëmb mooy wasin mooy am doom di ko nàmpal di ko toppatoo loolu day indi yërmande parce que dama bëgg wax ni am na lu ñu war a di saytu léegi ci tànneef bu ñu tànn président
bu ñuy tànn président nañu jël critères yi xam-xam bi yar bi teggin bi mais nañ ci boole yërmande dafa am solo te yërmande tekkiwul ni nit ñi dañuy ànd ak ñàkk yar déedéet loolu c'est autre chose parce que dañu war a di discipliner te loolu yaay daf ci am rôle bu am solo discipliner mais yërmande leneen la bañ a toroxal nit bañ a toroxal askan bañ a bàyyi askan mu xiif bañ a bàyyi askan mu sonn bañ a bàyyi sa doom muy jeunesse muy nekk ci yenn situation yu metti yi ak yeneen yéen ngi ci seen émission Style et Vie ci Dakar.com ñuy dalal professeur Amsatou Sow Sidibé professeur pour ñu desandi rek ci politique bi parrainage bi dafa mel ni éliminé na lu bëri ci candidature à la candidature suñu ko mënee waxee noonu liste bi léegi ñu ngi ne am na ñu ne 25 la am na ñu ne 27 candidats la te jeexagul kon dafa mel ni parrainage bi la taxoon ñu instauré ko ñenn ñi jàpp nañ ne lu baax la woon lu ma ci xalaat professeur Amsatou Sow Sidibé lu bon la déet waay parrainage lu bon la man dama xeex parrainage ñu indi ko fekk wax nañu ni ci table de négociation yi poñ yi la ñuy discuter pour def ay réformes ñu dem ba ca digg ba parrainage juddu ñu ne dañ ciy dugal poñ bu tudd parrainage ñu ne mooy yéen luy parrainage kërëb ñun sama compagnie gi wax man leen nag bu ngeen dugalee parrainage man damay génn ci table de négociation bi ñu wax ñoom ñu ne dañ koy dugal nga xam ne xel ni dañ leen jox ordre ca kaw ne leen du ngeen génn fii te parrainage judduwul alors man ci laa takk samay dëbës génn ci table de négociation bi ba ma génnee dugg naa ci presse bi ne leen parrainage baaxul xam ngeen lu tax lu toll ne parrainage ak li muy bouleverser suñuy règle suñuy charte laal affaire démocratie laal affaire ak yelleefu nit ñi parce que lii du politique politicienne affaire tànn sa njiit suñu borom moo ko jox nit ak yelleef la comme affaire wér-gu-yaram comme affaire koom-koom comme affaire jàng ak yëpp tànn sa njiit dafa bokk ci droits humains yi alors lu toll noonu nga def ko ci kaw maa tey lu tax maa tey benn ca biir foofu ñi ne woon d'accord ñu kenn dégluwu leen kenn ñoom parrainage dina judd point trait te noonu lañ ko doxalee bañ ca pare yóbbu ko assemblée nationale discussion amul xam nga assemblée nationale moom boo fa amee sa majorité dañuy tàccu rek xamuñu sax lu ca kayit ga lu ñu bind ca kayit ga dara diw nee na kon doon nañ tàccu kon noonu lañ ko defee ba pare mayu ñu sax ñeneen ñi ñu discuter yëf bi loi bu toll noonu bu garaawee noonu kenn discuter wu ko Sénégal rek la ñu ñeme lii ba pare nag ànd ci ak maa tey def ko fichier bi kenn jotu ko xamuñu li ki ñuy signal kan la lenn ñu daal di jël ca loi ba daan ne bu kenn signé pour ñaari nit gis nga lu ëpp genn wàll sénégalais yi signé yëpp signéel nañu ñaareel ñetteel ba ñeenteel. kon dina doy waar de ci liste bi nga xam ne jot na nekk fële dina bëri ñu éliminer ko. mais affaire lu bon la quoi gis nga li wane ni dafa bon ba ñu war a joxe gis nga xëccoo ba amoon ku nekk naan maay jëkk parce que dañu ne ki jëkk déposé moom la ay bosam baax képp ku ci tegu bu fekkee ni sa bos mu nga ci ku jëkk ba sa bos du baax xam nga loolu loi bu baax mënul demee noonu loi bu baax mënul demee noonu parce que sénégalais yi dañu wane ci côté boobu ni ñoom vraiment seen citoyenneté am na lu ci des parce que dem signal kii kële jox la 5000 wala 10 000 nga signalaat keneen jox la 20 000 nga ne ko indi signé woon naa maa ngi signé waat xam nga yooyu baaxul xam nga loi boobu baaxul voilà. ndax professeur Amsatou Sow Sidibé
bokk na ci ñi jàpp ne ba tey jii Sénégal sàcc élection mën na fi am. ben oui parrainage bi sàccum élection la parrainage bi sàccum élection la parce que ñun xamuñu ñële naka la ñu def de ñi jëkk a déposé ñooñu ñeen nay nañu 3 millions la ñuy jël premier sàccum élection moo di ne ci 6 millions bi dinaa addu kalpe 3 millions bi ñeneen ñi lu ñuy amati bon ensuite ñuy dem xëccoo jëkk fa pour déposer pour wax ni yéen ñeneen ñi bu ngeen ñëwee na ngeen xam ne ñun jël nañu 3 millions yi yéen ci seen yos la ngeen am mu ngi ci suñuy 3 millions nga loolu moom fichier électoral ba tey mënuñ cee teg bët bu baax bi. ndax conditions yi ni ñu taxawee. carte d'électeur yi baal ma may la ma wax la affaire càcc mi hold up bi carte d'électeur yi boo bokkul ci Benno Bokk Yaakaar nar a votel Benno Bokk Yaakaar doo jot sa carte électeur ñi ko ci jotul daanaka ñëpp ñoom lañu gis nga xeex yi amoon ci consulat yi ñuy jox waa Benno Bokk Yaakaar ñeneen ñi ñu bàyyi leen ca biti mënuñoo jot seen carte yooyu yëpp ci hold up bi la. ma ni ndax dina jar sàcc élection ndax bu ñu xoolee coalition yi ni ñu taxawee mu mel ni Benno Bokk Yaakaar dafa bëri benn doole parce que dafa dajale ay parti yu bëri opposition bi dañu xaw a féewaloo dañu xaw a xaajaloo ndax dinañ am doole face à coalition bu mel ni Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle. man coalition Benno Bokk Yaakaar seen wax jooju naan ña fa nekk bare nañu lu xiiwul bët parce que lu superficiel la da ngay gis ci Benno Bokk Yaakaar ñu bare ñoo xam ne dañu naan waa ji duñu ko voteel am na lu bare il est vrai que opposition bi suñu booloo moo gën suñu booloo wàññi candidature yi moo gën te loolu weesoo gul ñu booloo devant le pouvoir là nga xam ni wax dëgg yàlla mën nañu wax ne situation bi ñu teg Sénégalais métti na méttit goo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo waroon a rek sax ne dañuy bàyyi ndax dañu ne xunóor yëgul xetam ñoom dañu war a xam ne coono gi dafa tar lu tax nit ñi mënuñoo dund mënuñoo nokki lu tax violence bi bare lu tax buñ demee marché daanaka mënuñoo jënd dara marché cher ba bëgg dee dootoo gis jën yabooy sa dootoo ko gis fuñ jëm boo feebaree doo mën a faju plan yi ñuy wax ni di ko rangale ñun gis moo ñu gënal gis teg sañu loxo moo ñu gënal suñu doom yi xoola étudiants yi nekk dans le privé am baccalauréat jóge fu sore ñu ne leen mënu leen ñëw ci université publique yi waaye daañu leen fayal ngeen dugg ci établissement privé xale bi am yaakaar fekk sonn na ay waajuram sonn nañu ba ñu yegg si fii ñu dem ba ci biir fayuñu école yi leen di accueillir ba ñu dàq leen ñu nekk ci mbedd mi ay milliers 40 000 mais c'est inadmissible loolu amul réew bu mën a nangu loolu ma xawma lan moo ñu daal xawma dañu daanoo charrette sañu bopp ne ràcc ci suuf xawma man daal je ne comprends pas ce qui se passe. mu mel ni professeur transition bi def nga ko wax nga léegi mbirum étudiants yi nga xam ni nguur gi ci boppam moo leen orienté ci privé bi ba mujj amel privé bi def ba xale yooyu jamono bi mënuñu continuer li nga xam ne moom mooy seen njàng muy jafe-jafe boo xam ne université mu ngi koy jànkonteel ñu dugg ci facette professeur Amsatou Sow Sidibé professeur droit bi professeur nan nga dundee sa tur bi mu la may nan nga dundee loolu en tant que femme. non man dama fight xam nga li fight xeex man nag fu ma dem nag man damay xeex parce que dama ne yàlla lii la ma may naa essayer jël ko ni ma ko dundee mooy ne góor baax na jigéen baax na góor mën na jigéen mën na
mais nañ leen góorgóorlu rek góorgóorlu naa nag góorgóorlu naa ak sama soutien wu parents yi parce que ñun suñu waajur li ñu doon wax wut leen seen autonomie yéen jigéen ñi jàng leen am seen yëfu bopp comme ça xam naa ni du ngeen ñàkk coono waaye coono ga dina wàññeeku kon ba loolu lañ daan wax ba pare. yombul woon ci université parce que xëy na léegi mu ngi commencé bari mais seen jamono du woon doo gis jigéen yu bare noonu. nekk ci secteur bi. maa ngi ciy ñëw mais bëgg gërëm aussi borom kër gi parce que moo ma naan vas-y ah. dinañ ci ñëw. voilà léegi yombul woon ndax effectivement jigéen mais xoolal man mësuma di xalaat ni jigéen laa dama mës di xalaat ni nit laa nit kii góor la man jigéen la ba mu des nag ci mbirum rek lii war jigéen rek loolu moom mësuma ko bàyyi ginnaaw bëgguma niroog góor mësuma bëgg niroog góor te damay def ay mbiri jigéen dugg marché rek laa bëgg ah dugg defar ba mu baax alors mais ca jàngukaay ba dama mës a ànd ak fulla ak fayda dama daan jàng dama fàttaliku bi ma nekkee université dama daan naan man maa bëgg ubbi bibliothèque bi le matin à 8 heures te damay toog bañ koy tëj ma nekk ci ki mujj génn di ko def le matin di ko def le soir donc ñu may xas naan ma rat de bibliothèque la carriériste la jàng rek laa teg sama bopp bon dama doon wax ni lu nekk ak temps bu fekkee da nga nekk ci temps wu jàngal donc jàng naa ba yàlla may ma li yombul woon nag parce que bi ma nekkee université fac de droit man maa doon première jigéen bu nekk assistante dugg fa pour jàngale bon yombul woon mais dama ni naa essayé ma essayé def sama doctorat d'état fekk na dama def sama maîtrise après dem université Paris 2 Panthéon Sorbonne en France bi ma fekkee ma jël sama sujet de thèse dellu si di jàngale en même temps may def sama thèse di dem ak a dellu si donc 1987 ci laa def sama doctorat d'état à Paris 2 à l'université de Paris 2 Panthéon Sorbonne ma jóge fa ma ni waa naa essayé agrégation ma essayé bon yombul woon nag parce que xam nga jigéen yore kër yore di dem di jàngale société bi poids bi waaw dama ko boole woon ak mariage boole ko ak ay grossesse am naa doom boo xam ne dañ ko tuddee woon dañ defoon ni jigéen lay nekk ñu tuddee woon ko parce que période bu ñu waroon a dem defi agrégation xaw ma ñu tuddee ko Marie agrégat man leen heureusement que monsieur la woon du woon kii mais donc en même temps que may jàngale dama bon je m'occupais de ma vie de famille après bi ma paree donc yàlla may ma ko moom ma ko sarax la mënoon na ko bañ a def j'ai été agrégée en 91 93 benn ci ñoom 93 je pense voilà. loolu est-ce que tradition joué wu ci parce que Sow nga sant fu mel ni alpulaar nga ethnie boo xam ne dañuy conservatrice ba mu kii ndax tradition joué wu ci parce que en général moom jamono yooyu jigéen ñi nga xam ne dañu nekkoon ay intellectuel trop souvent dañu doon nekk ay révolutionnaire daawuñu nekk ay comme ni nga ko waxee nekk ay sëykat dañu nekkoon ñu indépendante est-ce que tradition joué wul foofu tuuti. waaw man éducation bi ma recevoir tradition la ak modernité waaw parce que ñun éducation man déjà dama bëgg préciser bi ma nekkee xaleel balaa may dugg école dama demoon ca daara ja rue Blanchot parce que Dakar lañ dëkkoon dama daan jàng alxuraan foofu après bi ma duggee école ñu indil ñu ay oustaz ca kër ga ñuy continuer di jàng am nag tradition boo xam ni les valeurs jikko yu baax dafa nekkoon torop ci yar
bi ñu suñu waajur yar alors waaye ñun ñu nga jóge Fuuta Pété sama papa sama yaay jóge Waalo mais sama papa Dakar la juddoo man ma juddoo Dakar kon boo nga war a xam ni y a des traditions yoo xam ni dañ ko boole woon ak ouverture te ñun suñu papa ak suñu yaay encore une fois dañu amoon conviction ni góor baax na jigéen baax na et que du góor rek moo waroon di jàng jigéen dafa waroon di jàng donc loolu am na lu mu def lu rëy ci ñun tout le temps buñ daan yóbbu école daf ñu waan wax jàng leen am leen seen autonomie comme ça du ngeen sonn yenn coono yi ci àddina. moom benn prouesse mën naa ko tuddee noonu boo xam ne itam professeur Amsatou Sow Sidibé réussir na ko muy ci njabootam parce que en général dañu gis ñi nga xam ne dañu nekk au devant de la scène souvent dañuy dégg seen doom yi ci naka su dul noonu mais professeur Amsatou Sow Sidibé daanaka est-ce que nit ñi xam nañu sax ñan ñooy njabootam nan nga réussir loolu. non man du ma wax sama njaboot du ma en public du ma wax sama affaire njaboot c'est réussir séparé yow bi ni nga nekkee au devant ak mën leen bàyyi ñoom. voilà ñoom ci seen bopp bëgguñu fés borom kër gi bëggul fés xale yi bëgguñu fés politique bi may def daanaka mën naa wax ni kenn jàppalewu ma ci lu bare man maa nekk rek di kërti mais ñoom ils sont effacés bëgguñu fés te man noonu laa ko bëggee. ndax ñoom am nañu encadrement bi war ci ñoom tey réussir nañu seen dund. ah man nag bu may toppatoo liggéey bu may toppatoo jàng d'abord ak liggéey di toppatoo social damay toppatoo sama kër damay bëgg li fi war a nekk yëpp nekk fi yëpp réglé balaa may mën a réglé leneen balaa may génn sama kër réglé naa la ma war a réglé dem naa marché sama bopp dugg la may war a dugg denc def la ma war a def yëpp te su ma ñëwee même bu dee 5 minutes dinañu xam ne Amsatou Sow Sidibé ngi ci kër gi ndax dinaa essayer waxtaan ak nit ñi xool naka la ñuy def les directives et puis borom kër gi quand même moom dafa jouer nag partition am ci yëf yi ci encadrer xale yi wax dëgg yàlla def ci jàpp bu baax a baax kon bokk loolu man nag sax man en général je n'aime pas parler de la famille hein ça. mais style de vie dañuy intéressé wu tey xëy na ci facette boo xam ne nit ñi xamuñu ko ci professeur Amsatou Sow Sidibé parce que nit ñi xam nañu professeur Amsatou Sow Sidibé di jàngalekat bi ci faculté de droit xam nañ femme politique bi xam nañ itam professeur Amsatou Sow Sidibé mu yëngu ci développement ak ay entité yoo xam ne mu ngi liggéey ak ñoom waaye xam nañ ko itam ci muy xeex ci ak yelleefu doomu aadama est-ce que nga ñu ñëwaat tuuti ci loolu. ah oui gis nga loolu mooy sama àddina. droit de l'homme paix ak yelleefu doomu aadama jàmm mooy sama àddina xawma lan moo tax xëy na mois bi ma juddu la man balance la 14 octobre balance la xam nga justice li koy symboliser la balance bëgguloo ku sonal nit bëgguloo ku salfaañi ak yelleefu nit bëgguloo injustice alors dama mës nekk ci affaire droit de l'homme ba ma nekkee adolescente dama bokkoon ci ay kuréel ay âme vaillante ak cœur vaillant yeeg ñoom seen nga xam dañ daan ànd di xool di sottante xalaat di xool affaire ak yelleefu doomu aadama après tamit ma nekk AJS association des juristes sénégalaises exercer fa rôle bu am solo parce que dama dem jàngi France dellu si au début des années 80 tous les matins man maag Francis Cheikh Naba ndeysaan yaa raxma à la radio télévision sénégalaise ñuy def émission pour yee jigéen ñi wax leen lan mooy seeni àq ak seeni yelleef ak yeneen ba nga xam ni ak nekk présidente RAFET réseau africain des femmes travailleuses etc. mais institut des droits de l'homme et de la paix bu université Cheikh Anta Diop de Dakar daanaka mën naa ko wax ni dirigé naa ko pendant 20 ans
10 ans en tant que directrice des études di organiser formation yi ak yooyu njàngale mi ak 10 ans en tant que directrice générale donc ak yelleefu doomu aadama lañ daan jàngale ma créé fa nag ay master créé naa fa ñaari master benn bi c'était master enseignement pour ku bëgg a jàngale droit de l'homme ak paix créé fa benn master professionnel bi nga xam ni ñi nekk dans les ONG et autres dañ koy daal di mën a xam mais droit de l'homme ak jàmm la paix moo ma yóbbu d'ailleurs ma def la ma def Casamance parce que dama nekk ministre conseiller présidence de la République ci sama fonction mission ma ni waaw est-ce que man dama nar a nekk fii di tàccu wala di et cetera naa dugal droit de l'homme ak paix ca biir te surtout naa dem seet affaire droit de l'homme ak affaire paix en Casamance loolu tax ma dem Casamance nekk en contact avec les communautés à la base ñuy waxtaan ku ci nekk wax sa mbébét wax la nekk ci sa xol en termes de droit de l'homme ba yàlla indi na fa jàmm joo xam dañuy ñaan mu sax kon boog man droit de l'homme gëm-gëm la ci man te droit de l'homme ni ma koy jàngalee moo di ne ñun ay nit lañu nit suñu borom moo sàkk nit waaye bi mu sàkkee ni daf ko xool ne ko sàkk naa la dama bëgg ñu ormal la dama bëgg ñu jox la sa sécurité kenn du la gaañ dama bëgg ñu nga nekk ci famille yooyu mooy droit civil ndey ak baay wala ñeneen ñoo xam ni dinañu toppatoo xale bi ba mu màgg def ci mbirum justice ne justice dafa war a nekk benn du war a nekk xàjj ak seen jox nit ki li ñuy wax les droits politique ak yelleef la maanaam mbirum démocratie choisir sa njiit ak yooyu jox leen lu ñuy wax les droits économiques maanaam ci mbirum koom-koom nit ki daf ci am ay ak yelleef jox leen des droits sociaux liggéey jàng am fu ñu dëkk lekk santé ak yeneen i droit environnement bi gis nga garab yeeg yëpp suñu borom moo ko fi teg ndax nit daf ko soxla ak yeneen i droit léegi nag mu nekk lu am solo ñu war a fàttali ni ay charte ñoo ko tëral tibbee ko ci suñu borom tëral ko suñu constitution jël ko dugal ko ci réew mi suñuy loi ak suñuy règlement dugal ko ci ba pare nag ne état yaay responsable tu es le principal responsable su fekkee ni amul nit ñi mën nañu dem ci yow ne la dañu soxla suñuy àq ak suñu yelleef yaa ko war a toppatoo yaa xaatim charte yi nga xam dañu ne yow yaay responsable bi kon boog lijjanti ko soo ko lijjantiwul tu es en faute. boo doon noté état Sénégal mbirum droit de l'homme ban note nga koy may respect droit de l'homme fii ci réewum Sénégal. waaw nañ jël xam nga loolu boo bëggee noté da nga koy teg fu wóor yan droit ñoo am les droits civils famille yi sonnuñu ku leen encadré ku leen di toppatoo kan moo leen di jàppale pour ñu jàngal xale bi surtout ay valeurs foofu laa bëgg ñu teg loxo d'abord famille yi dañ leen war a may capacité ba nga xam ni seen xel dina dal ba ñu mën a yaraat xale yi suñ ko deful duñ dem fenn ci koom-koom ci leneen jàng duñu dem fenn nga jël famille donc mu am lu am solo nga jël justice c'est les droits civils xooleen suñu justice bi ni mu demee dañ koy fowee magistrats yi ñu baax lañu avocats yi ñu mën lañu ñeneen ni auxiliaires yi ñu mën lañu mais bu fekkee ni pouvoir exécutif gouvernement dafa ñëw dugal loxoom ci justice mais justice du dem parce que du am indépendance nga jël sécurité bi toujours ci droit civil xoolal li xew tey laa dégg ni am na ñeenti xale yu ñu bëggoon sàcc encore ak dee yu ñaawi rey yu ñaawi nga jël beneen catégorie bi muy les droits politiques parrainage bi moo fi gën a jël salfaañe suñuy àq ak yelleef bi ñu permettre ñu tànn suñuy njiit
ak fichier bi ak suñu carte d'électeur yi ñuy jël toog ci nga jël droit économique xoolal suñu ressources yi amuñu ci benn lu leer xamuñu lan la ñuy def suñu nekk di def suñuy pétrole ak suñuy zircon ak suñuy gaz ak yeneen nga war a xam ni foofu problème a nga fa xale yi les droits sociaux des jeunes éducation est-ce que baax na problème bu garaaw nga jël seen emploi liggéey xale yi liggéeyuñu moo tax ñuy jël gaalu looco yi di dem ca Méditerranée te xam ni dañ fay des nga jël mbirum wér-gu-yaramu sénégalais yi machines yi manqué te pourtant nag alal am na de ci Sénégal xaalis baa ngi fi de leb nañoo leb ba ñu sonn ay milliards ak ay milliards ëllëg ñu dugal ko foofu xam nga luñ koy def dugal nit ñi fayal leen ay car ñuy feesal car yi ñuy def inauguration yoo xam ne campagne électorale déguisée la alors que jotagul mais alors est-ce que état wu Sénégal mu ngi toppatoo parce que man objectivement dama la ko tasal waxuma ñëw rek wax noonu foo laal metti na. mu mel ni li ñu dese ci waxtu bari bi am na question yoo xam ne ku ñu dalal suñu émission Style et Vie ci dakar.com dañ la koy laaj est-ce que professeur Amsatou Sow Sidibé wax nga léegi ne da ngay dem marché ndax mën nga togg. ah laajal maa fi gën a mën a rëgal gis nga étudiantes yi bu ma daan ñëw dañ naa wax kii de mënul togg man leen bu ngeen xamoon bu ma leen toggalee ceebu jaga ba sànni ci ay crevettes. léegi ban plat moo la gën a ban plat ngay gën a far di lekk. man nag j'aime bien 3 plats man plat yi ma xam nga man côté boobu aw ma ci reewaande en général boo ma tegalee na set rek ba setee rek ma bëgg ko waaye nag bëgg naa ceebu jën moom bañ xooñal ko bëgg naa ko bëgg naa yaasa ganaar yaasa butéel lañ ko tuddee woon bëgg naa supp kànja man daal amul daal vraiment aw ma problème yooyu na set rek aw ma ci reewaande yëpp ay togg la yoo xam ne Sénégal lañ koy togg mel ni kon Amsatou Sow Sidibé tradition bi ñu wax ci début mu ngi ci bien sûr bien sûr tey bu fekkoon ni jàpp nga ne am nga défaut nan la sama défaut ak ñu ne dama dëgër bopp loolu la ñu wax de parce que bu ma yaakaaree ni war naa góorgóorlu fii mais damay essayer góorgóorlu fa ba fa ma suñu borom di yemale loolu rek la. léegi lan mooy sa loo xam ne mooy sa point fort mooy sa force tey mooy sa qualité. liggéeykat laa waaw man liggéeykat laa liggéey dama mës di ñaq ndax dama gëm ni liggéey moo ñu ciy génne liggéeykat laa te am naa yërmande te gis nga amphithéâtre yi ma daan jàngale xoolal 3 nit macha allah xoolal bu weññi di biiw da nga koy dégg ñëpp dañ naan tekk di ma déglu discipline toog bu jekk réaction yu jekk man daal loolu laa kii waaw. loolu mooy sa qualité. c'est ça. d'accord waaye tey bu fekkee ni am na loo xam ni boo ko fàttalikoo allah kulli haal ci sa dund boo ko fàttalikoo sa xol dina naqari ak loo xam ne boo ko fàttalikoo sa xol dafay neex ay souvenirs yoo xam ne bu yaa ko dund. waaw xol yu naqari ba tey nag ay góom la mooy waajur yi tu vois parce que dañu nekkoon nit ñu baax Alaaji Kap Sow sama papa Ajaratu Ndeewulay Jaw sama yaay bon bi ñu génnee àddina ba tey nag góom bi mënagul wéer su ma koy wax sax sama xol day tooy yeneen yu neex mooy di lan bi ma amee agrégation kontaan naa waaw bi ma amee agrégation kontaan naa ndax ngay góorgóorlu di góorgóorlu ba nekk jigéen bi nga xam ni ci fa ngay jàngale faculté de droit yaay ki jëkk nekk agrégé ubbil encore bunt bi jigéen yi loolu dama ci sant yàlla bu baax a baax a baax. lan ngay tàggoo professeur Amsatou Sidibé. li may tàggoo mooy réew mi sonn na bu ñu xeeb li jigéen mën a indi
pour réew mi dellusiwaat ci normal waaw parce que yàlla moo barkeel jigéen suñu borom dafa barkeel jigéen barkeel loxoy jigéen tànkam gémminam lépp bëtam kon boog nañu jël loolu te essayé jigéen xam nga ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee loolu laa ci bëggoon a wax